Baye Ciss ñoogum Baye Ciss ku la way way ku baax Ciss ko dogle yaan ku la way way ku baax Baye Ciss ñoogum Baye Ciss ku la way way ku baax ak yaa ngi kanje yi sa yaay kanje Mam Matar Imam Cheikh Tidiane Cissé day dërëm ak Papa Cheikh Khalifa Baagi waa Medina Baye ñëpp a day dërëm kiilu Muhammad Kawlax la ko indi seli su naan ñaar ñëpp a day liggéey usine Baagi Kawlax. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bu rafet bi ngeen wéy di ànd ak la référence Alfayda FM 90 point man nañu mbégte dellusi ci kàttanu borom bi dégte leen émission spéciale ci wàllu langue gi. langue gi tey jii ñu fas yéene ànd ak auditeur Alfayda fii ci rajo Alfayda 90 point 1 ñu ngi ci Medina Baye Niass immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Aliou Momar Lo. ànd ak ci présentation Mor Cissé Assane Top Codou Seck fete ci machine bi ñiy dalal tey gan gu mag say naw ma. tey ñu ngi dalal coordonnateur bu CAR waaye tamit di dalal président ki nga xamante ne moo di président Baye Ciss di président mboolem loo xamante ne tey moo yëngu ci Ciss Corp Holding International donc bànqaasam yu yaatu yi moo xam ci wàllug tabax wàllug industrie wàllug liggéey yëpp bànqaas yi ni mel. tey moom lañ fas yéene dalal fii ci émission spéciale langue gi. borom 32 milliards yi. voilà. yëngal na Kaolack émission bi ni mel nag El Hadj Ibrahima Gaye mooy ki ko réalisé. auditeurs yi ñooy ñi nga xamante ne ñooy teewlu tey émission spéciale bi ni mel. voilà ñu daal di door waxtaan bi ak dalal suñ gan gi président Baye Ciss asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh di leen nuyu. mooy waa Alfayda commencé ci directeur bi El Hadj Ibrahima Gaye ak collaborateur am yëpp. di nuyu auditeuru Alfayda commencé ci xalif bi. xalifa Medina Baye di ko nuyu bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Niass teg ci suma sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Cissé waaye nag loolu yëpp di teg ca kaw Baye Niass nga xam ne mooy suma sëriñ mooy suma wasila mooy suma lépp mooy suma turandoo voilà. ñu door ak comme boobaag léegi xam naa amuñ ci jotaay di la baalu àq ci tabaski bi gën nañoo gisee. waaw di leen baal àq di leen baalu àq. di baalu àq waa Kaolack yëpp di ñaan ñu fekkee ay tabaski yu bëree bëri. amiin voilà ñu door liggéey bi Assane. waaye ñi daal tàmbalee liggéey bi président ñi ngi dégg Baye Ciss fu nekk ak ay yëngu-yëngoom yow lan mooy sa bëgg-bëgg ak lan mooy sa mébét ci Kaolack. waaw Kaolack de yaakaar naa ne képp kuy doomu Kaolack ñoo war a bokk bëgg-bëgg bi bëgg-bëgg bi mooy fexe ba Kaolack changer xar kanam mooy soppi ko yóbbu ko foo xam ne romb na fam nekkoon depuis tangu wal joojo Njaay ndaxte boobu ba léegi amul lenn lu fi tegu fii Kaolack du usine yi fi nekkoon sax a ngi tëj. voilà donc du usine du industrie du lenn loo xam ne nii mënoon na tax Kaolack jëm kanam. donc suñ bëgg-bëgg mooy fexe ba Kaolack raw ci région yi nekk la 2e ville économique du Sénégal te lu mën a nekk la. su ma mënoon nekk mu nekk la 1re ville moom laay wax waaye comme Dakar dafa am ay port am ay industrie am yoo xam ne nii kenn mënu ko dab. ñu ne kon nañu dàqee 2e place après Dakar fexe ba Kaolack nekk la 2e ville économique du Sénégal lu tax parce que soo xoolee 80% de l'économie malienne fu muy jaar Kaolack pourquoi pas Mali ñëw di yem Kaolack di charger Kaolack li muy jënd yëpp mu jëndee ko Kaolack dellu Mali foog mu romb Kaolack dem ba Dakar jënd foofu ceeb jënd suukar jënd meew jënd lii jënd laa indi ko pour mën a continuer donc loolu exemple bu ndaw rek la du dëgg donc usines yi ñuy wax cette année Sénégal def na 1,4 million tonnes gerte li ci ëpp le bassin arachidier fii Kaolack la région de Kaolack mais ba léegi Sonacos presque tëj na lu tax privé yi
mënuñu créer fii industrie boo xam ne nii gerte gi ñiy defar fii Kaolack mun nañ ko walee fii def ko diwlin à grande échelle laa wax am na ñu koy def ba pare waaye de façon industrielle nga xam ne ku nekk di nga gis ci bopp si biir kiy liggéey ak ka ko moom ak kañ koy jaay ak ñoom ñëpp dinañ gis seen bopp ci biir bon donc loolu su amee day soxali Kaolack au niveau de la jeunesse au niveau des femmes ñun ñu ngi waaj a ubbi d'ici le mois fin septembre pour les femmes pour les groupements de femmes benn institution de microfinance boo xam ne nii c'est pour financer les groupements de femmes sans compter que usines yi ñuy ubbi nii li ci ëpp groupement de femmes yi ak jeunes yi ñoo ciy liggéey donc loolu lañ bëgg a en tout cas fexe ba Kaolack pas dellu place am mais romb fa mu nekkoon dans les années 60 donc loolu daal mooy suñu mébét fii ci Kaolack. bon laaj bi ma am foofu mooy kaw lañu joxat ko gëddam ci wàllu koom-koom moomat beneen taxawaay delloo ko la nga xamante moom moo di place am yàgg nañ ko di ko dégg ba ci président Macky Sall sax lu bari kon dal nekk ci digg mais ba léegi loolee antoogul yow fi mu toll nii da nga taxaw tem ngir loolee nga dal di koy jëmmal wala bokk ay nàll rek yoo xamante da nga fas yéene jaar jàll. déedéet ñun nañ ci taxaw. pour li ñu mën a def ñun. te ñu commencé ko ñu ngi koy def donc am programme boo xam ne nii ñu ngi koy exécuter ba nga xam ne ku ñu ci fekk baax na ku ñu ci fekkul ñu continuer ba nga xam ne nii bis bu état paree ba ñëw dina fekk au moins mu am lu fi tegu. loo xam ne nii population bi duñ toog di xaar état yaa ngi dégg état mënul def lépp état dafa am ay priorité donc mun na yeewu ne xaalis bi ma dencoon pour Kaolack sax finalement. tali bii am problème nangam mbënd mi wala laa damay jël xaalis bi def ko foofu parce que amuñu xaalis bu ko doyee su boobaa nu ñuy def donc dañu war a commencer par ñun ci suñ bopp nga xam ne nii ay industriel lañu ay ñii ay homme d'affaires lañu ñii ay banquier lañu ñii ku nekk su tegee dara léegi dëkk bi dox du dëgg soo demee États-Unis Donald Trump xam nga lu tax ñu fal ko nit ñi dañ amoon yaakaar ci moom parce que dafa tabaxa industrie immeuble def lu ne ba nga xam ne nii finalement nit ñi gis nañ ni kii liggéeykat la moo tax ñu fal ko même suñ demee ba ci biir gis ne affaire ba finalement entre y a un décalage mais dañu war a defar ba pare ñun les privés ñoo war a tabax dëkk bi yaa ngi dégg ñun ñoo moom Kaolack ñun ñu juddoo fi yaroo fi màggee fi am teraanga ñoo moom Kaolack ñoo war a defar Kaolack ku nekk génn ci sa poche def teg dara ku nekk soo amee 100 ou 200 emplois Kaolack léegi chômage bi jeex. bon man beneen laaj bu ma am ba tey ci wàllu ko comme yaa wax nga ko sànq Kaolack bari woon na ay barabu liggéeykaay ay usine mais tey benn usine moo fi nekk te léegi tey mu jeexal ndaw ñi di dawalum Jakarta ndax usines yooyu mën nañu dellu siwaat yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci ay jamono ñuy ràññee leen ak ci gan anam nga jàpp ne moom la war a mën a dellusiwaatee ngir wuy si ci wàllum xëy mi. mooy li ma la wax rek. gis nga dëkk PME ak ay privé ñoo koy doxal du état PME yi ak privé yi ñooy doxal ab dëkk usine diwlin ay privé ñoo ko moom ñoo ko war a defar parce que su usines yooyu amee. micro Sonacos c'est-à-dire yu yem taille yu yem su defaree ba pare état day interdire importation wu diwlin kenn dootul importer diwlin parce que su boobaa day imposer ne diwlin bi ñuy defaree Sénégal moom la ñuy consommer mais su fekkee ne loolu daf ko def ba pare te amul usine fi mu nekk nii yu ko mën a lu mën a dajal du sotti nit ñi danañ fi am rupture de stock du dëgg maa ngi fële Taïba ak communauté bu ak kii bu Taïba Niassène le maire de Taïba Niassène donc on a foofu 4 hectares xaw ma 5 hectares pour suñu usine ndox yaa ngi dégg au Zara am na fii mais on parle de
production super industrielle de la taille des autres marques que je ne veux pas nommer. Pourquoi mu am marque bu jógee Casamance romb Kaolack jox ñu naan mu continuer ba Dakar di jaay te loolu privé moo ko moom Casamance ñun Kaolack amuñu taille boobu lu mën a inonder ba inonder Sénégal ba mu wër Kaolack amuñu ko. dañuy toog rek di wax di coow dañ ko war a créer donc ñun ñu ci tànk yooyu di ko créer usine boobu donc ñu ngi ciy liggéey pour que loolu yëpp pour créer emploi la. pour que Kaolack suqaliku li ñu yeneen dëkk yi am ñu am ko. mais loolu du état mooy ñëw di defal usine ndox defal la usine d'huile defal la usine nangam ñun ñi nga xam ne ñooy privé ñoo war a dellu si fii delloo si xaalis bi fii Kaolack defar ko. voilà président Baye Ciss man sama laaj bu njëkk bi ma la déggee léegi ngay argumenté. ci déggin xol dafay sedd en tant que Kaolack quoi waaye réalité yi léeg-léeg nga ne est-ce que ñun nekkuñ diggante kañ la ñuy am lii. li tax mooy Kaolack ñett ñoo koy développé. doomu Kaolack yi nga xamante ne ñooy privé bi am alal pour ñëw fi ñaareel bi mooy doomu Kaolack yi fi dëkk mi population bi gëm li ni mel accompagner leen bañ leen galgal ñetteel bi mooy accompagnement état bu njëkk bi nañ ci dem yéen privé bi tey Kaolack rafetewul ay doom yu mën a def li nga wax nii mais malheureusement tey boo demee Dakar am na ci ñoo xam ne sax dañuy ruusa wane ne Saloum Kaolack la ñu dëkk seen alal seen lépp ñoo ngi ko def Kaolack à quand yéen ngeen soppi doxalin privé bi andi seen alal pour développer Kaolack. man de sama bopp laa mën a wax léegi day foo dem ci àddina soo ne Baye Ciss dañ naan bu Kaolack parce que moom laa mbubboo donc man awma problème boobu fii laay tabaske fii laay korité fii laay gàmmo lu xew man fii laa koy def ak sama njaboot lu dëgg te mun naa toog Dakar defee ko foofu waaye fii lay mujjee donc soxlawul ngay guddal jël donc ñun ñuy wane bu baax te soo gisee lii ñu teg nga wane nga xam ne c'est des investissements lourds yu diis la xaalis bu bëri la donc loolu suñu amul ku amul ngëm-ngëmu Kaolack gëm Kaolack bëgg Kaolack doo ko def parce que da ngay préférer usine bii ma def Kabato ki ma def ay immeuble Dakar chaque fin du mois mooy rapporter 15-20 millions ou 30 millions de CFA ma def ci sama poste ak sama njaboot mais bëgg Kaolack ak gëm Kaolack moo tax ma jël xaalis bi ñëw di ko immobiliser fii loolu la ñuy wax en matière d'investissement des investissements immobilisés mooy loo xam ne ni doo ci amagum dara fii ak xaw ma ñaata temps doo ci am dara waaye ña fa nekk di liggéey di fayeeku salaire ñi fay dem di fournir les 3000 femmes qui vont aller fournir la matière première et tout ça ñooñu danañ ci am dara loolu mooy tax la mooy suqali Kaolack man complexe boobu awma ko man je suis un vrai Saloum et je suis en train de le prouver parce que maa ngi nii Kaolack tey la lundi nekkuma Dakar lu xew maa ngi fii bon donc sans côté boobu moom man de mon côté en tout cas peut-être loolu moo tax ce deuxième point bi compliqué parce que beaucoup de gens pensent que bon Baye Ciss li muy def foofu mu ngi ñuy jaxaseeg population bi wala tax na population baa ngi koy bëgg et que donc ñu ngi koy laaj non d'abord Baye Ciss ñëwul ne fal leen ma defal leen Baye Ciss dafa ñëw ba ñuy wax loolu dafa yàgg mu ñëw di defar donc problème côté boobu amuñ ci problème. léegi nag kañ ngeen di manko laay wax bu nekkul à 100% sax ñu am 60% yéen privé bi yéen opérateur économique yi ngeen dajaloo bokk accompagnement bokk benn combat comme li ngay def ni ñu fekk la ci loolu kañ lay am. bon yaa ngi fàttaliku bi ñuy defee CRD bi gouvernance donc man defoon naa appel ne homme d'affaires yi nekk Kaolack yëpp man. projet yi may def ce sont pas des projets du ñu ay projet personnel projet la pour suqali Kaolack ku ci projet intéressé soo ñëwee mun nañ bokk liggéey soit en tant que associé wala je sais pas partenariat ñu avancer ci liggéey boobu ku industrie intéressé nga ñëw ñu associé dem day tax sax mu gën a gaaw mais gis kenn du ñëw sax ne la bon ku nekk ngi yaakaar nga daanu wala liggéey bi bañ a yegg comme ça voilà c'est tout. léegi askan bi nag deuxième point bi. ñoom ñooñu tamit
kañ lay Kaolack nga jàpp ne askan bi danañ mën a nangu li nga wax ne comprendre na kii ñëw tey dafa ñëw pour suqali Kaolack ñu accompagner ko au lieu nga seetlu ne am na ñoo xam ne dañ koy yóbbu foo xamante ne au lieu ñu jàppale ko dañ koy gàllankoor te ay doomu Kaolack la ñuy doon. waaw xam nga loolu c'est dans la chose normale des tu vois parce que xam nga àddina noonu la dëppoo yónnent sax amoon na ay noonu yaa ngi dégg Baye Niass yi nga xam ne mooy suñ lépp luñ ko fi deful amul donc loolu mënul ñàkk parce que àddina moo bindoo noonu waaye ñu am persévérance ak volonté boo xam ne nii ñu bañ galgal la nga wax voilà ñu galgalante voilà ba nga xam ne ñun li ñu bëgg a def ñun dina taxaw par force et donc ñun tamit ay doomu Kaolack lañ amul benn doomu Kaolack bu la mun a galgal wala bu la mun a indil ba li nga bëgg a defal Kaolack doo ko def amul parce que ñun fii lañ dëkk te koo ëpp lu mbokk mënoo ko jóg. ñetteelu ponk bi war a suqali Kaolack muy accompagnement état lan moo tax yéen ñi nekk ñi waxuma ñu nekk sax ci état waaye yéen ñiy dimbale tey ñu yor nguur gi bu fekkee am na lu ñu di Kaolack président Macky Sall ñëw na fii conseil des ministres 200 nangam milliards Kaolack ba léegi mun la wax ne lii concrètement la Macky def ci Sénégal Kaolack est-ce que du jotul yéen ngeen taxaw kon na ko ñu ngi ànd ak yow waaye dañuy taxaw parce que li nga di Kaolack defoo ko. waaw ñaari point la bu njëkk bi mooy Baye Ciss nekkul ci état Baye Ciss privé la nekkul ci état du ministre du PCA du directeur donc mënul ci biir nguur gi di fa défendre Kaolack beneen point bi mooy fi Baye Ciss mën a dimbalee Kaolack ci nguur gi mooy Baye Ciss tabax teg yoo xam ne nii nguur gi dinañ ci teg seen bët ba mun a gis ne c'est possible xam nga Kaolack waaye ci seen bopp ñun ci suñ bopp gëmuñ ne Kaolack war na mën a dem parce que loo wax ñu naan est-ce que kii di nga am client pour lii est-ce que affaire bi dina dox est-ce que voilà soo ko toppee di nga dem sax ba décourager ba doo fi investir parce que dañ naan est-ce que am na consommateur te Kaolack kenn gënu leen bëgg lu baax donc ñun fi ñu mën a defee mooy sur le plan privé demal suñ bopp wax bi yëpp loolu la sur le plan privé nañ demal d'abord suñu bopp état fekk suñu lu état di indi ba pare dama lay wax benn affaire gis nga fulla ak fayda mooy tax état ñëw waaw su ñun nag Kaolack suñu amee suñ fulla ak fayda jëlal suñu bopp suñu dëkk lu ne ñuy def ci di defar état dina ñëw bis bu ñëwee fekk ñu ngi ci suñu liggéey ñu ngi defar ñu ngi góorgóorlu donc loolu mooy jiitu nee naa la dans le monde entier amul benn dëkk boo xam ne nii état moo defar lépp 70% 80 ce sont les privés ce sont les industries et industries c'est des privés donc ñooñu soo gisee xaalis bi concentré wu Dakar c'est parce que toutes les industries les PME et autres sont à Dakar loolu dong la amul leneen. voilà président man sama beneen nopp laaj mi ngi jëm ci Kaolack yan ambition politique nga fi am. ambition politique mooy defaraat Kaolack ñu defaraat Kaolack mooy fexe ba li Oumar Cissé wax sànq ñu am baat yoo xam ne nii suñu waxee ca nguur ga déglu soo ca Kaolack amee cër ñu jox ko cëram loolu mooy ambition Baye Ciss pour Kaolack delloo si taxaw xeexal Kaolack pour que lu ñu war a jox Kaolack mu jot ko ñun lu privé yi war a def ñu def ko ba mu niroog ab dëkk loolu mooy suñu ambition sinon Baye Ciss soxla wu ko mun na dem defi liggéeyam jàpp njàmburam kenn du ko gis tabaski kenn du ko gis korité kenn du ko gis dara waaye loolu du ngor ndaxte sama ndey a ngi fii sama baay a ngi tëdd fii sama sëriñ yaa ngi fii donc amul même su ma ñëwul sax amul benn jour bu ma doon waxanteeg imam Cheikh donc pour wax la ne la amuñu feneen fu dul fii foo xam soo xamee nag amoo feneen foo jëm fa nga dëkk
mieux vaut nga defar ko waaw. kon yaa ngi teg gët mairie bi. oh mairie bi xam nga mairie budget mairie ñaata la. ay 2 milliards et quelque. 3 2 nangam 3. waaw xam nga loolu. Siscorp. mais pour sa baat gën a jote ci kaw. non dama la bëgg a wax ne la Siscorp. romb na budget mairie. kon xam nga soxlawuma mairie. wala. Siscorp. romb na budget mairie. kon lu may doyee mairie. mairie xam nga pour lan la pour liggéey. soo yëlee mairie. budget 2 milliards ma yóbbu ko 10 milliards. mën a defar dëkk bi. uti ay xam nga dëkk dafa am plan. d'ici le mois de septembre on va lancer le plan de développement de Kaolack 2019-2024 lañ koy lancer. boo xam ne nii ay experts lañ commandé ñu wax ñu Kaolack dans les 5 prochaines années naka la war a mel ak lan lañ ci war a def ak fu ñu jëlee xaalis bi nuñ koy defaree ba mu nekk la 2e ville du Sénégal. livre bi dina génn début octobre. donc dafa war a am plan. dëkk munoo ko yor di xaar état da nga koy yor uti ay partenaires yu nekk aux États-Unis au Brésil un peu partout yoo xam ne nii mun nga leen indi ñuy investir ay dëkk yoo xam ne nii da ngeen def jumelage ñu lay jàppale di la dimbale. ci yenn secteur yi d'activité yi. mais soo amul programme amoo plan amoo stratégie munoo defar dëkk bi. yaa ngi dégg maa ngi joxe exemple keroog ne soo amee ay conseillers municipaux yu mel ni Lamine Tall nga xam ne entrepreneur la bis boo ko soxlaa ne ko kaay gasal ma fii benn canalisation il a le matériel pour le faire daf koy def parce que ci la bokk. Siscorp ñun on a Sisimo nga xam ne on est dans la construction l'immobilier les routes et tout ça mun naa xëy rek defar benn tali may ko dëkk bi voilà. commencé woon naa ko ñu arrêté ma créer ma problème yi dul jeex fii du dëgg. voilà donc ab dëkk da nga koy teg ci un programme défini nga xam ne fii nga jóge tey bi ñu la joxee dëkk bi fee nga jëm. loolu moo tax dëkk bi ñu war ko defar. ok léegi kon su ma la déggee Baye Ciss bu soxlaa mairie bu Kaolack dugut pour ndomba tànk la dugut xaalis ba mu cay wut waaye pour gën a mën a am possibilité suqali diwaan bi moo tax léegi ndax li ni mel teelut nga teel ko annoncé que ne bugg nga ambition est-ce que teelut. déedéet xam nga gis nga ñun xam nga suñu différence ak tubaab yi mooy ñun. ñi bëgg mairie bi tey bëri na mais ku nekk ñu ngi laxatu naan man soxlawuma man lii nangam. man Macky su ma yëgee fii wala Sambata Ndiaye dugg na fii génn mais soo bëggee waxal na dama bëgg wéla ko kan moo lay rey kenn du la rey nga dem ci làng ga et puis voilà. te bëgg nga. non bëgg naa pour defar dëkk bi. ok parce que soo ko jëlul munoo defar dëkk bi xam nga suñ ne autorisation de construire mairie bi moo koy joxe. voilà moo koy signé en dernier ressort après que urbanisme et cetera guichet unique defar dossier bi ba accepté ko ba ñëpp validé dañuy jox mairie mu signé yow préfet et cetera mais su ko préfet su ko maire bi téye projet du dem bon donc pour doxal dëkk bi il faut nga téye mairie. ok voilà c'est ça. donc soo ko deful tu es obligé tout le temps yow nga toog. di xaar ñu jox la accord wala ñu accordé la lii wala suuf bi wala là et cetera alors que dëkk bi dafa war a avancer. léegi foofu man problème bi ma am mooy gàllankoor boobu lan moo ko waral c'est-à-dire Baye Ciss projet yi nga xam ne am nga ko Kaolack wax nga fi war tali yoon ñu créé la ci ay jafe-jafe d'abord ndax mairie bi yëgoon na ko est-ce que demande nga ci autorisation lu tax mu waroon yomb bu mujj jafe lu tax loolu. waaw politique xam nga lépp. politique moo koy lal parce que soo gisee ne président ñëw na fii wax ne Baye Ciss suma xarit la ngeen jàppale ko deful politique dafa bëgg a defar dëkk bi fekk wax naa ceeg moom du dëgg donc mu wax loolu
su ko defee politiciens yi am na ci ñu nangu am na ñu bañ gis ne kii futur opposant la te pourtant ñoo bokk camp bon donc ñu commencé nag ne bon su fekkee ne may nañ ko doole mu dem ba population bi gis ko ñun dee nañ waaye Baye Ciss du ñuy xoxotal wala ku ñu galgal waaw soo nga jox ko mu dem nga bañ ko jox mu dem yaa ngi dégg parce que loi moo fi am ay loi dafa am fii donc loolu mooy seen problème parce que tout simplement il voit en toi benn potentiel concurrent xam nga ci dëkk bi te xam nga fii Kaolack dafa yomb affaire parce que dara amu fi defuñ fi dara teguñ dara bon donc su fekkee suba wala gannaaw suba yow teg nga fi fukki usine ñoo teg fi fukki immeuble nangam et cetera ça pose problème dafay wan population bi ne mën na nekk te mën na nekk loolu du dara su fekkee ne Baye Ciss ñëw na kay bugg a defar dëkk bi ànd leen ngeen liggéey. c'est possible. c'est possible. Baye Ciss deful politique ngeen ànd liggéey man nekkuma APR nekkuma PDS nekkuma feneen yaa ngi dégg bon donc ngeen ànd liggéey moo gën wala mais su fekkee da nga ko bëgg a bloqué dafa mel ni bugguloo sax lu baax ci dëkk bi parce que yow mosoo gis investisseur depuis xaw ma ñaata année doomu dëkk bi ne def ko fii def nga ne ko doo ko def xam nga nag boobu dafay wane ne waaw léegi nag comme ëppoo ma ay mbokk ma wan la ne la maa la fi ëpp mbokk ci dëkk bi man ci dëkk bi laa dëkk dinaa ko def ba pare voilà. voilà kon mënees na jàpp ne kon mouvement CAR daanaka ak fippu la quoi goo def. waaw fippu la. waaw fippu dëgg la. mouvement CAR fippu la. maanaam boo sañoon doo ko def. su fekkoon ne may nañ ma jàmm bàyyi ma investir ci dëkk bi kon mouvement CAR du am. kenn du dégg Baye Ciss ci dara. ci investissement rek ci finance su ma bis bu Baye Ciss jëloon mairie parce que il est day dem defi liggéeyam. parce que duma bàyyi suma liggéey di xam nga li ma wax. voilà day dem defi liggéeyam. pour doxal mairie bi. mun naa nekk Dubaï wala États-Unis sama premier adjoint di jël xaalis di yónnee ñuy defar dëkk bi. dëkk bi lu mu soxla du nit du Baye Ciss du nit dëkk bi li mu soxla mooy dëkk bi dox que muy Baye Ciss que muy Bourguewel que muy keneen li ñu soxla mooy dëkk bi dox du question wu nit loolu la ñu war a comprendre. que Kaolack du titre foncier. Kaolack du titre foncier bu kenn moom waa joojo ñëpp jaar nañ fii donc mënoo ñëw ne Kaolack titre foncier la maa ko moom wala lii wala laa yaa ngi dégg bon donc su fekkee nag ne da nga ko bëggatee comme titre foncier ne ku jaarul ci man doo fi def dara wala doo fi am dara waxoo dëgg. est-ce que xam nga président Baye Ciss am na askanu Kaolack ñoo xam ne ñu ngi wax ne Baye Ciss xellante woon mu wëyoon continuer ci investissement yi mu nekk liggéey Kaolack bañ a dugg ci politique nii CAR nii bokk ak politiciens yi nga xam ne ay defam galgalante ak dóorante am na ñoo xam daal bëgguñu woon nga dugg ci politique. waaw kon ni ko doon Baye Ciss du fi def dara loolu mooy tontu bi. waaw. système bi la. munoo def fii Kaolack système bi moo ne. soo ñëwul jaar ci ay nit ñu lay marionnette di la orienté fi ñu bëgg ak yu bëri ci biir doo dem. doo dem politique ma parce que bokkuma ci benn parti waaye mun naa def suma mouvement boo xam ne nag mun naa ko utiliser di jàkkaarloo ku ma bëgg a jàkkaarlool pour dëkk bi dox pour dëkk bi dem ci kanam. xam nga li gënoon a yomb mooy ma toog Dakar ak sama njaboot di lekk sama xaalis ak di def samay investissement foofu et cetera du dëgg. bon barki démb suivre ngeen que à Dubaï maa ngi doon signé ak le groupe Movenpick pour la construction de hôtel bi may def Diamniadio de 462 chambres mooy nekk le plus grand hôtel de l'Afrique de l'Ouest. sooy dem Diamniadio di nga gis chantier bi à droite avant ngay yegg ci centre de conférence bi tu vois donc mënoon naa toog foofu lekk yi toppatoo sumay affaire di lekk sama xaalis jàpp sama njàmbur. du dëgg waaye nag il faut mu am un jour kenn ku jóg ne Kaolack il faut mu changer ne Kaolack il faut mu nekk dëkk
que politique politicienne yi ñu fiy def tax Kaolack mënul changer mënul am beneen xar kanam ba léegi ñu soppi ko sans pour autant dugg ci ay affaire politique dafa fekk nag ne politique gu Sénégal dafa salte soo commencé lu nekk ñu dinañ ko teg sa der dañ la wax lu nekk waaye yàlla noppi na Baye Niass mi ma defar xam na lu tax mu teg ma ci yoon bi ok léegi ndax sa mouvement bi CAR est-ce que pare na pour dékku dégg yi nga xam ne ak xaaxaam yi nga xam ne ñoo am ci langue politique gi ndax am na cadre yu ko taxawee ndax doole bi mi ngi fi waaye aussi li lay xaar yow mi ko jiite ci ay palang ci ay tuuma ci ay lu ñuy yox teg ci sa der bi est-ce que loolu pare ngeen ko. ma ne même su nekkul CAR sax bis bu ne la vie est un combat de tous les jours. bis bu ne su dul sa kër su dul grand place ba foo munti doon yaa ngi ñafe yaa ngi rayante donc nag su fekkee ne dëkk bi da nga fi bugg a dëkk liggéey fii il faut nga pare loolu yëpp da ba pare na fekk sax yow nga nekk ku tilim wala ku salte ñun kenn mësuñu dégg ci yenn yi kenn mësuñu xam ci yu bon wala yooyu donc amul lenn luñ ñu mën teg amul loolu dafa amul donc ñun alhamdulilah macha allah Medina lañ juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi ñu yar ñu ci diine yar ñu ci lu bëri loo xam ne ni moo ñu dimbale ba tey ba tax ñoom mënuñ ñu wax dara amul dara luñ mën a teg suñ kaw amul waaw. président foo toll ak parrainage bi jaaree ko ci mouvement CAR. parrainage bi moom xanaa ñu ngi fi rek xam nga il faut que ñu xam ne. bañ juddoo ba léegi fii dafa am musa am président de la république. tudd Senghor tudd Abdou Diouf tudd Ablaye Wade tudd Macky Sall Sénégal dina mës a am président de la république te wax dina mës a am coow dina mës a am yàlla suy taw sax du fépp lay tawal day taw fii bàyyi fële kon kii dina faral kii ànd ak kee loolu mooy démocratie waaye dinaa ànd ak kii yow soo ànd ak kee mu sànni la xeer loolu du démocratie te ku nekk da ngay seet ki la arrangé ak kii sa intérêt nga ànd ak kooku loolu mooy démocratie donc parrainage bi ñu ngi ci di doxal pour soutenir président Macky Sall moo fi nekk def na lu ñu gis lu ñu xam balaa ñu fi falaat keneen ku ñu xamul di toogaat yeneen 3 ans di dàq fii di xool ñun Kaolack lañ bëgg a defar te moom pare na pour ànd ak ñun waxtaan naa ci ak moom lu bëri pare na pour ànd ak ñun pour ñu defaraat Kaolack ensemble état may ñu doole ba Kaolack dellu fu mu war a dem ñu dem donc ku pare pour dimbale la kooku ngay àndal. du dëgg. donc ñu ngi ciy liggéey di ko wutal parrainage yoo xam ne nii après premier tour mu wax bi jeex. ok naka ngeen ci fas yéene sóoboo li tax ma laaj la loolu mooy dégg nañ ñu bëri ñu ngi yëngatu ñeneen ñi def ay meeting ñi def ay rencontre populaire lu mu ci mën a doon yéen CAR dégguñu leen boobu ba léegi ci parrainage bi. dafa soxla ay wax ñi ngay parrainer ay nit lañu xam nga loo soxla ci ñoom seen signature looy meeting. doo dem seet Umar Cissé nga ne ko Umar dama bëggoon nga parrainer ma parrainel ma sama mbër mu ne la waaw wala déet su ne la waaw nga remplir mu signer la nga dem seeti Assane Top soo fa jógee dem seeti keneen ak keneen loolu mooy tax wax bi bëri li ci des yëpp c'est du folklore ñun nekkuñ ci folklore wax naa la ñun du ñu ay politiciens on est dans le concret voilà te bu soobee yàlla bu ñu paree lépp dina leer. est-ce que jumtuwaay mouvement bi am na ko ngir déplacer wu ci nit ñi. fiche yeeg loolu xam nga ne moom su dee ay jumtuwaay rek. yaakaar naa ne li ñu fi yor fii kenn yoru ko fi. voilà ñi bu weesoo wàllug parrainage bi ñuy jublu ci élection présidentielle yi loolee tamit fas ngeen ci am beneen taxawaay ginnaaw bu fekkente ne jàll ngeen ci parrainage bi est-ce que da ngeen ci jàll. parrainage. waaw seen candidat. candidat la yaakaar naa lu mu bon lu mu tuuti fii Kaolack laa wax de. Kaolack moom lu mu bon dina fi am 80%. te loolu laa koy utal tamit au premier tour au soir du 24 février. waaw. 80%. waaw pour Kaolack. pour Kaolack région de Kaolack. région de Kaolack waaw. loolu moom la ñuy liggéey ci la ñuy liggéey. te ñu ngi def on est en train de mettre tous les moyens en place pour que. loolu mën a yemb. campagne boobu mooy nekk bu njëkk pour CAR
défi la ci yéen. maanaam amu leen expérience bi. waaw soxlawul expérience xam nga expérience mooy lan xam nga wax naa la ko ëpp li mbokk mënoo ko jëw. ñun fii lañ dëkk bi xamante nañ ñun ñëpp te fi mu nekk ñoom ñëpp pare nañ pour ànd ak kaar wala yow xam nga ci dara journaliste nga yéen ñi ay journaliste ngeen xam ngeen yéen a ngi dox ci dëkk bi nit ñi pare nañ donc ñun rek la ñuy xaar ñu jóg ñu ànd ak ñun parce que ñoom li leen soxal tamit du politique li leen soxal ñoom mooy wax mooy defar Kaolack loolu encore nañ ko comprendre du Baye Ciss du buur du keneen li leen soxal mooy xale yi liggéey jigéen ñi am financement di liggéey même retraité yi yaa ngi dégg donc loolu moo leen soxal pour que Kaolack suqaliku loolu tous les jours loolu ngay dégg ci rajo yi Kaolack dara baaxu fi dafa mbalit mi nangam donc lan moo leen intéressé tey li leen intéressé mooy ñoom ñu Kaolack changé xar kanam ak ku mu munti doon na Kaolack changé xar kanam rek muy Baye Ciss muy Assane Top muy keneen nu munti tudd te mu mun a changé Kaolack mu changé Kaolack te ñoom dañu am yaakaar ne Baye Ciss war na mun a def loolu ndaxte Baye Ciss ñëwul ne kenn fal leen ma defal leen man ñu fal ma ñu def dinaa def li ma war a def Kaolack ñu bañ ma fal dinaa def li ma war a def Kaolack waaw du question wu fal su doon fal rek ma xaar bañ fal ma ba pare ma soog a génn xaalis di fi teg 1 franc waaw. bés bu ñu yeggoon ci nga laaj ak li nga def Kaolack te falaguñ la lenn ci askan bi wala boog askan bi ñàkk a tànn Baye Ciss tànn keneen pour mairie bi boobaa naka ngay ak sa réaction lu muy doon boobaa. su boobaa ma xam ne ñoom ñoo tànn xam nga wax naa la ne la ñun li ñu soxal mooy Kaolack jëm kanam su amee yaakaar ne Assane Top moo ko mun doxal tànn ko mais comme laa la wax démocratie mooy loolu ma dem defi man dama am métier Baye Ciss dafa am métier du politique du ay maire ak yooyu Baye Ciss banquier financier international la. mais est-ce que boobaa doo am regret ci projet yi nga def Kaolack yëpp est-ce que doo ko réccu quand même. mais su damay gën a dolli. ah bon waaw oui lépp laay yeggali bu boobaa lépp laay yeggali te xam naa ne duñu yegg foofu ndaxte Kaolack waaye dofuñu. li ñuy teg fii tey ñu ngi koy gisal seen bët. amul ñaar Baye Ciss yu teg loolu. njëriñ si ay wax ay coow rek la. problème mu emploi yi aussi lan nga def pour Kaolack emploi créer ay emploi nit ñi am xëy. ma ne fi mu nekk nii ñaata employé laay fay aussi bien ci construction yi que ci bureau yi ak ci ñaata salaire la ñuy fay par mois fii à Kaolack amul ñaar ni bokkul. yaa ngi wax présidentielle yi pourcentage bi da nga ko yóbbu ba 80% ci région bu Kaolack est-ce que mouvement CAR rek dana ca doy dooleem. non xam nga mouvement CAR rek nekku fi. APR a ngi fi. APR aussi day doxal ah. ñoom Diène Farba. Mimi Touré. Benno Bokk Yaakaar. voilà Benno Bokk Yaakaar dañuy doxal. voilà donc ñun aussi dañuy ñëw bokk ci. voilà. donc pour may doole. voilà malheureusement waxtu wi jeex na laaj bu mujj rek pourquoi nga def choix ci Macky Sall candidat yi bëri nañ. Macky Sall am na lu mu jot a def ñu gis ko mu doy ñu du dëgg yaru am teggin di dimbale këru diine yi. un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. maanaam. loo téye ci sa loxo ba pare. moo gën loo amagul. lii nga xam ne am nañ ko ba pare. te ñu bëgg a doxal Kaolack à partir de 2019 jëm 2024. Macky Sall mënuñu ci dimbale. ma ànd ak moom mu dimbale ma ci Kaolack ñu yóbbu Kaolack en 2024 feneen fu mu musul nekk moo gën ma indi koo xam ne nii ku bees taq la ku naan fal leen ma defal leen koo waneegul dara ci Sénégal. ku musul teg brique ci Sénégal. yaa ngi may dégg. moo tax tubaab mu ne un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. on a un grand tien boo xam ne nii pare na pour dimbale ñu fii Kaolack donc du ma dem utiwaat keneen koo xam ne nii wóorul ne dañuy recommencer à 0. il faut que ma xaarati ay 2024 pour xool ba xam
voilà. malheureusement waxtu bi jeex na sa kàddu gu mujj ci message day doon wala looy. waaw message bi mooy rek di réconforter di wax ne sama candidat li mu fi def yëpp gis nañ ko quand même li mu def depuis 5 ans. depuis 7 ans gis nañ ko quand même. ci en matière d'investissement. dans le social. dans l'économie liñ ci def. le 3e âge. en matière d'infrastructure xam nga ne décembre Mbour Fatick Kaolack commencé. ah bon 2 fois 2 voies. incha allah. su ko defee da ngay jóg fii le matin dem Dakar liggéeyi. en 1h45 su ngoonee nga wàcc ñibbi si Kaolack. yéen a ngi inauguré ay stade ak. waaw ay Dakar Arena. waaye jamono jooju askan bi ngi ñàkk ndox. Dakar ndóol gi Sénégal yi sonn nañ. waaw xam nga soo commencé ci fukki nit. nga dem bu mujj gi nga am 1 million de personnes. il faut nga réajuster defaraat yaakaar naa ndax nañ ne d'ici le mois de novembre. loolu souvenir bu métti la. mais danañ ko fàtte. ok voilà heure bi moo ñu ko may waroon nañu laal xool seen candidat yi yi nga xam ne yéen a ngi koy éliminer ngir ragal ñu daan leen ba tax ñu ngi leen tëj ci kaso gi ñu ngeen leen di sàggal pexe donc waxtu yi moo jeex Assane. looy tàggatoo président. xanaa di ziar une fois de plus imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. di ko gërëm di ko sant bu baax ci conseil yeeg ñaan yeeg ak yëg-yëg bi. di ko gërëm bu baax di ko sant bu baax di gërëm di sant waa Medina Baye nga xam ne mooy sama base. sama boobu maa rëccoon sax fàttali naa laaj fan mooy sa base ci kaar base politique kaar. waaw man sama yaay sama kër famille mu nga Kaolack du dëgg waaye man Medina mooy sama base parce que fii laa juddoo yaroo fi màggee fi donc Medina mooy sama base donc gërëm di waa Medina Baye bu baax. gërëm nag Ami Kandji ki sama yaay nga xam ne moom moo fi des sama baay nekkatu fi ak samay mbokk ak ñëpp daal waa CAR nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi xam nga ne je suis l'absent le plus présent à Kaolack parce que nekkuma fi voilà mais waa CAR fexe nañ ba mu mel ni maa ngi Kaolack waaw donc kon di gërëm ñëpp ci julli gi xaj na dañu koy baar rek temps bi ci julli gis nañu aussi nga dem ci alxalifa Papa Cheikh ba gis nañ photo yi ngeen seet yëpp ci kii bi mën nañoo xam ne woon doon visite boobu ak aussi tamit lu jëm ci tey ji studio bi nga xamante ne la ñu nekk Aliou Lo lañ ko dëppee donc mu génn àdduna nekkoon fii ci rajo bi. waaw di jaale waa Alfayda parce que vraiment c'est triste xale la. voilà donc waaye ñu koy ñaanal fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee que Baye Niass tertu ko foofu waaw xalifa bi nag mooy suñu xalifa donc te ñun ñëpp ci ay loxoom lañ màggee parce que dañ Baye Niass daf ko teel a responsabiliser mu teel a tukki muy teel a dem donc mu nekkoon koo xam ne ñu wegoon la ba léegi mu nekk xalifa donc ñun ñëpp ñu nekk ci gannaawam di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram. da ngaa demoon rek ziare ji ko ci tabaski bi. jaagit jëf mbokk yi kon mu nekkoon président Baye Ciss jiitu mouvement CAR kon ñi doon waxtaan nag moom ànd ko ceeg Seydina Omar Cissé ci jàppandoo El Hadj Ibrahima Gueye Codou Seck madame keneen mi doon ci machine bi yéen mbokk yi ci déglu bi jàmm ji ñu xëy yàlla nañu koy yëndoo. dañuy toxal place bi rek nga commencé journal bi aussi. waaw. journal wolof ok gars yi nañ ci kanam tuuti.